Délégation baa ngi ñëw honorable député Coumba Diaw ak honorable député Ndeye Magane Guissé ak madame le maire de Sagata Adjaratou Coumba Diaw honorable moom it ñi ngi dugg si ni ma ko waxee woon sànq muy innovation majeure bi nga xamante ni nii notre honorable député Ndeye Magane Guissé def na ko ren ak délégation bi jógee Sagata délégation yi nga xamante ni ñoo war a ñëw ñëpp ñu bokk ak ñoom guddi tey gi lépp ñeel ndamal jigéen ndax wax naa ni Sénégal fi mu toll tembe ñaare ci jiit la ñooy priorité mooy les femmes et la jeunesse te ku ne xam yi muy def bokk na ci fexe ba ndaw ñi xam fu yi loola moo tax mu teel a dugg si di xaar le médecin chef du district docteur Mbaye mooy ñu waxtaan yu tënku am te xam ni ku tudd santé ci commune bu Daara mucc rawatina waa àll bi wala nga bokk itam ci ñi nga xam ni dañu leen di tudd mel ni kon délégation médecin chef bi dugg docteur Diakhoumpa ànd ak Bachir Niang Fanda bu Change Fa bi ndax am na ñu teeloon a ñëw lool xanaa wax rek ni ñu ko waxee woon sànq gan ñi ñu doon xaar dikk nañu te xam ngeen ni waxtu yi moom xaarul kenn dafa sampu xelam di dem te ku ne xam na ni li ñu bëgg a def itam dañu koy natt rek ba fu gone gi nuyoo loolu dañ koy dagg te bu ñu soñoon li ñuy def lépp ak moo tax gannaaw ba ñu leen présenté délégation bi toog ci table ji nga xam ni honorable député Ndeye Magane Guissé ak honorable Adjaratou Coumba Diaw ak ki nga xam ne moo di docteur Mbaye di médecin chef district ak ñi nga xam ni ñooy délégation bi ànd ak moom ndax Fatou Labo ngi foofu xam naa jigéen ñi xam nañu ko ak monsieur Niang Bassirou ak Massamba Thiane sunu xarit dugg si léegi waaye Fatma Thioub itam ak délégation bi mu àndal représenté le maire ci ni ñu ma ko waxee mu mel ni ak invité yi ndax ñoom may mën a sideel ñëpp ñu ngi ci biir teew ci ndaje bi ñu bëgg rek ngir xëccoo ak temps bi moo tax ma waxe ko noonu mu gàtt ñu jox ci di Sadi Guissé nekk ci comité bi mu jëkkati ci waxtaan wi su ko defee ci discours yi nag nu mu gën a gàtte moo ñu gënal parce que sumbu mag baa ngi ci kanam kon ñu sàkku ñëpp rek ñu gàttal kàddu yi kon Sadi. voilà merci beaucoup Cheikh Kane mbokk yi Daara ndaxte ku xam jamono ji fu toll ñu xam ne jot yombatul ngeen bàyyi lépp lu ngeen jàppoon ñëw teew fii ci centre culturel bi nar a partagé ak ñun guddi gi kon danañ leen wax bismillah di leen masawu coono te di leen jéggalu bu loolu weesoo en tant que chargé de la communication ci ndigalu suñu coordinateur muy Mouhamadou Lamine Mbodj Jo ñu ngi leen di siyaare di leen nuyu di leen baalu ak di féliciter groupe bi nga xamante ni ñoo àndoon doon liggéey ak ñun di dellu di wax mention spéciale la présidente de l' association muy Ndeye Fatou Guissé honorable député bëgg ngeen tàccul ñu ko bu kooku weesoo dinañ ci teg docteur Mamadou Thioro Mbaye médecin chef du district de Daara Jolof ñu bëgg ñu tàccul leen ñu ko ndaxte foofu dama fay taxaw tuuti rek sama baaraam docteur Mamadou Thioro dafa nekk koo xamante ni depuis 3 ans ngi nii mooy ànd ak ñun bu ñu xasee ba tënk ne dañuy def nuyu bébé de l'année bi lu mu jàppoon dina ko bàyyi 3 ans ngi nii docteur xamatul 31 ak njabootam nu mu mel ndax ñun kon loolu docteur dinañ ko félicité loolu dafa ëmb wane ne kon mi ngi bàyyi lépp ndax guddi gi kon docteur ñu ngi lay sant di la gërëm ñun association bi ku tudd docteur nag bàyyi woo kenn koo xamante ni yaa ngi ci biir district bu Daara Jolof ren nag dañoo am innovation bi mooy dañ ko daan yamale
daara rek commune daara mais ren suñu présidente muy Ndeye Fatou Guissé honorable ne damaa bëgg ñu innover comme association bi ma créé dafa tudd association Servir la Jolof kon association boo ta yam daara Jolof rek ren mu daal di jël commune Sagata que je remercie seen mairesse bi toog muy Koumba Diaw bëgg ngeen tàccul ma ko jël encore commune de Thiamène Pass boole ka ci ne kon dinaa jël ñaari communes yokk damaa bëgg affaire bi law ba laal Jolof yëpp comme Jolof moo ñu tax a jóg kon Ndeye Fatou Guissé ñu ngi lay delloo jukkal di la remercier bu baax ci loolu nga def loolu doyul mun nañu yéen waa association bi damaa bëgg innovation yi ñu rax ci benn projection de film boo xam ne reportage dañ koy tuddee dem district xam naa ci kanam darul ma ci xuus danañ ko seetaan introsé ñi ñu war a introsé ci district de Daara def ko ci district de Thiamène Pass def ko ci poste de santé bi nga xamante ni moo nekk Sagata loolu doyul mun a ren damaa bëgg képp koo xamante ni ci accouchement yàlla jël na sa bakkan ñu boole ci bébé yi nga fi bàyyi ginnaaw ci neexal yi nga xamante ni ñu ngi koy joxe parce que comme association bi ndimbal moo ko tax a jóg kon ñooñu nga xam ne dañoo bàyyi bébé ginnaaw war nañ leen a jàppale ñoom ñëpp jéem leen a dimbale jox leen ay ndimbal ndaxte yor bébé neexul kon Ndeye Fatou Guissé ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci loolu nga def ci gàttal bëgguma guddal damay yamale foofu wax ji parce que guddi dafa jot ba pare te minuit léegi mu jot bëgg leen wax rek li tax ñu créé guddi gi Ndeye Fatou daa bëgg a sagal juddu gone ndax guddi gi bu ko def yaa ngi sargal gone loolu doyul mu ne damaa bëgg a sargal jigéen ndax jigéen mooy yar jigéen mooy nampal jigéen mooy boot jigéen mooy yar mu ne damaa bëgg guddi googu ma sargal ci jigéen kon ñu ngi sant suñu présidente bii toog muy Ndeye Fatou Guissé di remercier képp koo xamante ni wuy si nga ci gàttal bu ma toogee di wax ci moom rek wala may wax ci assistante bii toog du ma fi jógee damay gàttal kon nag je vous remercie yéen ñëpp jërë ngeen jëf. ñu tàcc Fadi Guissé bu baax a baax kàddu yi am na solo trop mu mel ni honorable ñoo ngi remercier waa Bulal ndax jot nañu seen invitation ki nga xamante ni moo fa nekkal moo bokk ci fekkee ma ci boole moom it mu ñëw di Ibrahima Lo ànd ak Albouri ñu ngi nii toog ñu wax ni nag seen délégation mënoon na fee ëpp waaye ci choc boobu ngeen si déggoon dafa am 6e personne bu ci décédé waat moo waral ñoom ñu dikk ndax mënuñoo bañ a ñëw kon ñu rafetlu loolu bu baax a baax di jox nag kàddu ki nga xamante ni tey mooy Fatma Thioub moo naan Fatma Thioub la Linguère mu représenté fi tey le maire war a jël kàddu dalal ay ganam muy kàddu maire ñu tàccu Fatma Thioub mu ñëw fii su ko defee mu jël kàddu voilà Fatma Thioub. waaw Cheikh Kane dañ ko defoon daaw mu jig ñu lool kon bu ñëwaatee dañ koy defaat. te moom moo jiite bàjjeni gox yëpp waaye teewul bàjjeni gox bu naan Lobe jànk jóge na Sine Abdou Aziz ñëw Faat Calab jóge na Mbacke Jolof ñëw. ngaan ni ku woote wuy siwu ko wooye ba nga xam ne am na lu la téye ndax kenn ku ci nekk def nga ci moom teranga ji ko wooye mu war laa wut su weeru koor jotee jigéen ju ne da nga ko yót suukaru koor bu tabaski jotee jigéen ju ne da nga ko yót pomme de terre ñun ñi ngi dafa ne woon nañ ne député duñ ko mas a am ci àddina dafa woon ne duñ ko am ba ñu yàlla joxee nag nga indi nga ñëw nekkal ñu li nga ñu war a defal lépp nga ñu ko defal ñu defoon ko daaw mu jur ñu dëgg la affaire bi daa guddi li ñu war a wax lépp xëj waaye lii fi ñu mën a jaar sànni ko docteur Mbaye kor mi digile daali mi ci mbaayam na gën daaw la woon de ñu defaat ko na gën ren yàlla nañ ko teyewaat at yu bari tey it yàlla yokk sa garaat ndax dangaa nekk ci say bopp te xam nga loo fi nekk kon Fatma Thioub bisimilah. mbooloo bi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi nag ñi nga xam ne tey ñoo ŋànk gis bi di ci jiital docteur Mbaye mention spéciale district bu Daara population Daara ñeme nañ district bi malati Daara ñeme nañ district bi population Daara itam par ma voix ñu ngi lay remercier yaa ñi nga àndal ñëpp bàyyiwuma kenn sage-femme infirmière ak ñi fa nekk ñëpp personne subalterne ñi fa nekk Yorof de xam nañ ne am nañ docteur
ndax kenn ku nekk boo ñëwee ak sa jaaxle booy dem man mën naa seere ne boo wéru sax sa xel dana dal ndax docteur Mbaye ni mu coiffé njabootam kon nag docteur merci tey jii waroon ngaa passé 31 ci sa famille waaye comme ni ko Cheikh Sadi waxee bis bu nekk yaa ngi koy def fii ànd kooku l'honorable député Ndeye Fatou ma ne maa ngi wax ci turu monsieur le maire Mawo Ndiaye MPG ci turu Ousseynou Ndiaye MPG yoon daf ko dab ce matin mu dem moo seen ñaari jëm yooyu ak conseil municipal bi yëpp daa taxawal ku ñëw ak ku ñëwul nag yeneen la ñëw parce que yaa ko doxee yaa ko waxee gis na social bi ngay def fii ci daal en dehors du bébé la yaa ngi jiw sa loxo ci rek yal na la yàlla jàppale may la yeneen ñoom ma Mères Coumba Diaw maa ngi lay nuyu di la féliciter au passage ndax ñun politicienne lañ ñuy def parti politique maa ngi lay féliciter ci sa mobilisation bi nga yóbbu bët ci ministre Aliou Ngouille vraiment jigéen du jàmbaar nga yal na la yàlla la ma ñun nag ñoo ngi fas yéene waxtu ñuy def bébé de l'année rek ñu ñëw fii assister ko ànd koog Ndeye Fatou ndax dana ci wax ak ñun dana ci def ak ñun di ci sonn di ci def alalam di la wax ne fii la toll ak faa la toll te xëy na lee mën na bañ a nekk loolu kon nag yàlla na ko yàlla lawal ba mu dem dans tout le département de Linguère personnel monsieur Mbaye docteur Thioro Mbaye maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm képp ku fi taxaw di gërëm kuy conseiller municipal bu fekkente ne ñu sama gannaaw di gërëm autorité yi fi nekk yëpp di leen yëgal ne Ndeye Fatou Cissé nii Jolof de naw nañ ko sant nañ ko gërëm nañ ko yal na ko yàlla dafal cat te may ko lu gën a kawee lii. asalaamaaleykum maa ngi jégalu ci kàddu gi may jël ndax tey sama wax dafa xaw a am ci problème kon yëpp damaa amoon problème bu baax damay nuyoo rek delloo kàddu gi ndax guddi na bu pare te heure baa ngi bëgg a jot damay nuyu ki nga xam ne moo ñu dalal fii ci commune Daara le maire ko représenté di Adja Cuba Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko tatagal bu baax a baax di nuyu nag honorable député Ndeye Fatou Mangane ki nga xam ne tey moo waral bés bi moo waral lii di ko doxee chaque jour ko ci 3e édition di ko ñaanal yàlla jàppale ko ci li muy def ndax lu am solo la ci gox lu am solo la ci réew ñu di beral nuyoo docteur Mbaye ñi nga xam ne suñu doom la te gis nañ taxawaayam dégg nañ ci seede bi nga xam ne seede ngeen ci yéen ñëpp ak équipe bi moom nag yëpp di ngi di leen sant bu baax a baax di nuyu jigéen ñi nga xam ne fekk nañ leen ci ak ñi nga xam ne tamit fekk nañ ci biir ay notable ci jigéen ñi nga xam ne yëpp ñu ngi toog pour bés bi dong waral ko ah dañuy gàttal wax bi rek di wax ne honorable vraiment lii nga defoon nga ko defati ko ah dañuy ñaan ci yàlla li tax nga def ko yàlla la ko yàlla fay beneen bi tamit li ñuy ñaan ci yàlla ñuy wax ne dafa am solo lool ndax ku nga xam ne bébé de l'année ah ne loo xam ne lii kenn du ko fàtte ba mukk bu amee danga koy bàyyi xel nag soo amee innovation bi def ko kon yaakaar naa dañ ci jàpp bu baax a baax ñi ci gën a neex nag dañ ko yaatal yóbbu ko ci suñu commune ak commune yu Thiamène kon ñu xam ne kon département bi ñor na la lépp ñor na la kon ñu ngi wan na ñoo ngi sa ginnaaw ñoo ngi ànd ak yow ci bés bi di la ko jàppale nag incha allah rabbi loolu lañ doon wax suñu baat tey dafa vraiment suñu xawoon na waaw maa ngi ñaan yàlla tamit bébé bi dem Sagata yàlla na ko yàlla defal baax a baax jërë ngeen jëf merci beaucoup maa ngi jaajëfal nag àjjani gox yi nga xam ne ñoom laa ànd ak tey ndax depuis que ñu jox leen information ba léegi ñoo ngi sensibiliser ñoo ngi ciy wax ñu ci jox kon loolu xam ne seen wàll la seen li ñu war a def te ñoom ñu ngi ciy bay seen waar kon ma seedeel docteur Mbaye na bàjjenu goxu Sagata daal gerte mu bale bi ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax. ñu sant yàlla ci li ci li ñu ñaanal suñu wàjjur yàlla xaral leen ak yàlla ñeen ko fekk ñeen ko fekk ci barke Seydina Mouhamed di ñaan yàlla nag ñu dugg ci année 2019 bi ci jàmm ak salaam jàmm la paix yàlla nag suñu borom ba dem yàlla dafa ñu ci ay xéwal yu bari yàlla may ñu wér ak fekkee dal ci barke Seydina Mouhamed wax bi dañ koy gàttal may nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi mbooloo mi teew nuyoo boobu ñu di ci jiital ñu docteur Mamadou Thioro Mbaye
li nga xam ne tey mën naa wax ne bés bi tey bu demee nii moom la ndax man sama première édition dama xalaatoon rek naa def bébé de l'année defar sama benn valise bébé bu juddu ñu jox ko mais moom moo ko jox forme bi kon docteur ñoo ngi lay ñaanal seen liggéey bii nga nekk yàlla nañ ci am ndam yàlla nañ ci gis lu jéggi sa njort jàppale nga ñu ci bébé de l'année bi yaa ngi ciy dugal sa loxo yaa ngi ciy dugal sa xalaat yaa ngi ciy def sa lépp ak sa personnel bi nga xam ne ñoom nga àndal bàyyiwuma kenn nag parce que man mën naa wax na hôpital ñoom ñooy suñu partenaire te man samay partenaire lañu Fatou la boo ñu di la beral nuyoo en tant que femme gis na liggéey bi ngay liggéey ci biir commune bi gis na liggéey bi ngay liggéey ci biir département bi la preuve barki dem rek dama ñëw hôpital nee na ba dama demoon Mbaye Awa doon defi écho kon loolu rek ndimbal la te yooyu c'est bon à savoir parce que ñun tim war nañ ciy dugal suñu loxo ci lépp nag kon yooyu bu ngeen koy def ko yëgal ñun tim liñ ci mën a participer ci kon merci beaucoup docteur Ndiaye Lo mi barki démb la ñëw tim gis nañ taxaw bi mu taxaw bi ngi ñëw nekk en collaboration avec xale yi ànd ak ñoom lépp taxaw madame la mairesse yow dama lay beral nuyoo li tax ma di la beral nuyoo yàlla dafa dogal la ma wax sànq bi ma ñëwee xale bu góor bi di ma laaj nga nekk une dame boo xam ne une mairesse au niveau régional une mairesse au niveau départemental ñu gis tim taxaw bi nga taxaw parce que tey ba ma wootee yow yaa fi jiitu yaa ma soññ di ma woo honorable foo ne kon bés bi ñor na la man dama lay sant la gërëm di remercier une fois de plus en tant que dame et je veux dire une dame de fer parce que nit ki nag am na loo xam ne bu ko añaane wax sa nawle parce que bu fekkee da ngaa taxaw en tant que femme di taxaw taxawaay boo xam ne tey góor waroon na koo taxaw lu ma nekk nag sa wet nekk jigéen du ma la añaane loolu kon merci beaucoup madame la mairesse lii nga xam ne tey dama ko sumb na dama ciy boole commune Sagata am na lu tax parce que tey mënoon naa ne Sagat mënoon naa ne Thiamène mënoon naa ne Mbula mais ci yow laa koy njëkkee en tant que femme en tant que jigéen ma ci taxaw bi nga taxaw ci sa biir commune ci taxaw bi nga taxaw ci biir département bi kon li nga ko waxee moi aussi je suis à vos côtés parce que dégg na ma léegi honorable maa ngi ci sa wet kon man ti maa ngi ci sa wet day sama rak sama jabar di sama lépp nag ma gis tim taxawaay bi ngay taxaw di wax ak man ci lépp nag kon mébét yi nga xam ne yaa ngi koy am ci biir département bi di ko am ci jigéen ñi mébét yooyu yàlla ak ci barke Seydina Mohamed di nuyu ki nga xam ne tey dafa toog ci sa wet muy Isma kii wax na ko sànq que ne sama partenaire la parce que depuis premier bébé bi def ne jigéen bu fi wasinati man maa lay ñawal kon Isma looloo tax ma ne yow léegi bébé bi ci nga bokk loolu ci koo xam ne dañuy invité wala koo xam ne dañuy naan la indi soutien ci bébé bi nga bokk léegi di nuyu nag képp koo xam ne yaa ngi fi toog bàyyiwuma kenn di ñaanal ñëpp mais nag am na ñoo xam ne mënu ma leen a ñàkk bañ a remercier docteur yàkkamti nga lool nag mais le ministre bi nga xam ne mooy le ministre Aly Ngouille Ndiaye dama koy ñaanal parce que depuis daaw bébé bi mën naa wax ne bu couleur bokk na ci kon dama koy ñaanal en tant que ministre du département en tant que mu nekk ci biir département bi di ñu jàppale nit nag bu la defalee lu baax ko ay nit toogee da nga koy gërëm da nga koy sant parce que nag daf maa jàppale bu loolu weesoo ki nga xam ne mooy ministre de la femme dama koy remercier di ko sant en tant que femme moo xam ne tey lii buñ koy def am na ci wàllu kon moom tim dama koy sant di ko gërëm ndax mi ngi may jàppale bu baax a baax di gërëm ki nga xam ne tey mooy suñu doom Seydou Ndiaye moom tim gis nañ taxaw bi nga xam ne mi ngi ko taxaw ci biir commune bi di ñu jàppale ci lépp loo xam ne ñu ngi ciy yëngatu kon am na ñoo xam ne mënuñu leen a ñàkk bañ a citer remercier leen parce que 3 ans de ça ñu di ko organiser toujours ñu ngi ciy dugal seen loxo Modou Thioro yow dama lay ñaanal rek une fois de plus dama koy répété waat dama am nag gan goo xam ne dafa mag muy ma Samba Thiam mii parce que sànq laa ko woo te mënoon na ko tayal mënoon na toog mais daf ma war rek na ma fii ñoo ko bokk ñëw sol mbubbam ñëw toog en tant que ku ne xam na li muy liggéey te mënoon naa toog fa mu toog jël ay information dama yóbbu ko mais daf ma ñëw fekk si kon ma Samba maa ngi lay sant di la gërëm di la remercier di la ñaanal ci sa liggéey yàlla def ci jàmm du ma bàyyi kenn nag képp koo xam ne yaa ngi fi toog rek maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm di gërëm waa commune bi yëpp parce que tey bu ñu continuer li nga xam ne tey mooy lim bi nga xam ne tey dañ koy lim ci ñi ñuy jàppale tey du ñu fi jóg mais spécialement nag am na koo xam ne danaa ko tudd muy le ministre Moustapha Diop ndax ku ne xam na ne Louga la dëkk mais ba ma ko waxee bébé bi daf ci dugal loxoom xam ne région bi ñun ñoo ko bokk kon kooku dafay koo xam ne tey spécialement fii ci biir commune Daara bi danañ ko sant danañ ko gërëm danañ ko remercier yéen waa comité de pilotage bi nag bàyyiwuma leen parce que mënumaa lim ñëpp mais waa comité bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm parce que gis naa taxaw bi ngeen taxaw xam ne tey Daara xew yi bari nañu programme yi bari nañu
mais lii ñuy def nag mbirum social rek la te maanaam xool na tey yàlla dogal na ñëkk na koo indi ci at mi ñu ne nañ ko bégal kon tey madame bu ngeen ñëwee ñun ñëpp ñu ànd ko di ko bégal ah yàlla ñu yàlla bégal ci barke Seydina Mohamed di nuyu nag bàjjenu gox yi parce que tey luy njiit tey yéenay njaat l'autre jour dama gis première dame gis bàjjenu gox yi ni ñu taxawee ma ñëw fii interroger Dabala parce que ñun fi tey buñ sañoon dana ànd ak yéen di liggéey ci biir commune bi ci biir département bi man nag tàllal naa leen loxo madame la mairesse lépp loo xam ne yéen a ngi ciy yëngatu yéen les bàjjenu gox man taxaw naa ci seen wet soxla bu ngeen am wax leen ñu ko fañ ko war a yóbbu danañ ko yóbbu fañ ko war a wax danañ ko wax loolu daal bëgg naa ngeen xam ko on est là pour vous yéen ñëpp lañ ci nekkal kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñu nag kenn koo xam ne yaa ngi ci biir département bi parce que buñ fi nekkee di lim duñ fi jógee te temps bi xat na di fi délégation bi fi jógee léegi te monsieur le maire yónni leen maa ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn wa salaam. merci honorable fi naa ñu tàcc loolu bu baax a baax am na solo ndax damay faral di wax ni ku ngam ku dëkk soo naa ngeem wat waaye sañ nga miimi di liyaar ba ñu xam la nga wax docteur Thioro Mbaye defe naa ni moom ak sage-femme yi mu àndal ak morom yi docteur yi mu àndal daal ñoom xam nañu bu baax a baax fi mu jógee ba ñu agsi fii mu dugg ci hôpital bi ubbi ko mu yaatu ñu ubbee mu yaatu mu ubbee ko xooli nit ñi boole ceeg wàllu sensibilisation mu fonk ko lool lépp lu muy def it mu def dëkk bi ndax defu ko ngir kuñ fi affecté waaye nag fee dëkk te wolof dafa am lu mu wax ci jëru dëkk docteur Thioro Mbaye bu dëkkee ci dëkk bi ñu affecté ko ci dëkk bi ci diwaan bi bu sañoon li gën ci boppam ci diwaan bi la koy bàyyi ngir marqué empreinte pour ëllëg mobiliser délégation bu tel nii yéen jigéen ñi seen xarit yi mu indi ko mu ñëw toog muy farlabu defe naa ni bu toogee santé dikk fi teew jigéen ñëpp teew te bis bi ñu moom ko di xaar genn gan ko dañ koy xaar te ku ne xam na ni lii ñu ko tegal ci jumtukaay waajal ko rek la loolu lépp di sagal jigéen te ku ko initié di seen nawle dëkk ci dëkk bi ngeen xam ko mu yàgg fee def defe naa ni mérito la ñu tàcc bu baax a baax muy discours bi nga xam ni mooy discours de bienvenue mu def ko ni ma waxee léegi docteur Thioro Mbaye jërëjëf léegi nag kon association Suivre le Jolof ak projection de film bi nga xamee ni jaraloon na leen jóg ngir importance bi ñu jox guddi gi dem ci dëkki àll yi seeti leen ndax wax naa ni docteur Mbaye loo wax mu ni biir daara ci laa dëkk waaye nañ ma duggal ci àll bi ngir ma gën a xam la làquwut ci àll bi dañu war koo faj mu mel ni kon mën nañu bàyyi projection de film bi dem bu ko defee ñu ànd ak spectateurs yëpp toog seetaan ko su ko defee bu ñu paree nag docteur waxal ñu wàllu imbeeg imbi xeexal ñu ndeetali te ñun ñu fa bu takku ànd ak moom ci xeex boobu jox ko cër ba mat sëpp mu di ñu faj di ñu xelal bu ko defee ñu mën a wér kon ñu déglu film bi. Bonsoir, asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziar di leen delloo ku ci nekk wàccuwaayam doon leen présenté tey benn reportage bu jëm ci guddi bébé de l'année ñu ànd ceeg waa UD muy télévision bu bees bi nekk fii ci Daara Jolof ci seen télé association Suivre le Jolof doon def benn reportage bu ñu jógee dem nañ ci district Daara Jolof fekk fa le médecin chef Mamadou Thioro Mbaye bu ñu jógee ci Mamadou Thioro Mbaye jaar nañ ci chargé de la communication muy Amadou Lo Ndiaye Amadou Lo Ndiaye aussi tamit wax tuuti ci fléau boobu nga xamante ni mooy mortalité maternelle ak préparation guddi bébé de l'année. dem nañ ci bàjjenu gox ki nga xamante ni mooy présidente bàjjenu gox yi muy Rokhaya laax ñu koy wax Dabalaax dëkk ci Thièngu Daara Jolof bu ñu jógee ci Dabalaax dem nañ ci commune Sagata. ku xam-xam ne ren innovation dafa am ñu ngi boole commune Sagata ak commune Thiamène Pass ci mbir mi bi ñu demee commune Sagata fekk nañ fa ICP bi ñu koy wax madame Seck bi mu paree interrogé nañ bàjjenu gox bi ñëw na gën a leeral aussi féliciter remercier ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Fatou Guissé di présidente d'honneur waa association bi yëpp bi mu paree ci loolu wax na ci jàngoro bi nga xamante ni ci fléau bi nga xamante ni moo lëmbee Jolof mooy mortalité maternelle ñoom ñi nga xamante ni xëy na ñu jigéen lañ ci toogal seen domaine la wax na lim ciy wax lépp bi ñu jógee Sagata wax nañ ci commune bi ñu wax commune Thiamène Pass Madame la conseillère,
maire de Sagata monsieur le maire de Thiamène mbokki Sagata mbokki Thiamène maa ngi nuyu ñëpp leen dem waxtaan bi du gudd trop parce que déjà am nañ ay naissance comme ni ko fi annoncé am naan parce que waa Sagata ñii sànq maa ngi leen ñu tooñ man wóolu ma leen parce que nu mu ñëwee nii waxoon naa leen yéen est-ce que seen doom sax juddu yàgg ngeen teew minuit pile lañu woote ne am nañ doom te loolu bu fekkee Sagata doom ko vérifié en tout cas am nañ benn doom bu jigéen bu Sagata doom bu jigéen la te maire Koumba mi ngi may annoncé léegi ne xale boobu juddu papaam sax dafa làqu dafa génn donc dina egg après Sagata pour yóbbuloo yi pour wàññee ko également dinañ dellu ci di centre de santé parce que également am nañ fay naissance ci naissance yooyu sax am nañ ko 4 naissances comme d'habitude daaw 4 lañ amoon ren aussi amoon nañ 4 naissances foofu te keneen ki sax Sagata lu jugee waat waaw donc Sagata donc kooku aussi ku jigéen la donc Sagata am na ñaari doom yu jigéen yoo xam ne dinañ leen sargal tey am na également ñett ñu góor yu jug également ci centre de santé bi balaa may waxtaan rek ci tuuti ci mortalité maternelle parce que reportage bi tënk na lépp damay d'abord gërëm ñu fi teew ñëpp di gërëm autorités yi toog en particulier Fatou Mangane bu am initiative bi te lii yàgg na ko def du leen avant muy nekk député donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax di remercier également ñëpp jàppale ba gis ne fii mention spéciale au bajenu gox vraiment mention spéciale au bajenu gox seen mobilisation bi loo xam ne il faut que ma wax ko tey dafa doon ma surprise bu neex a neex bajenu gox yi dañoo amoon benn denc à Melax ban fa jógee nekk te jaar noonu suñu ginnaaw wàcc fa ñaari valise te lii waa bajenu gox yi ñoo ko def donc à travers le président Daba ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax seen engagement lépp su ngeen ñuy def ngir jëmale santé ci kanam mu mel ne waxtaan bi complet na ba pare boo xoolee vidéo bi rek surtout ci pàcc bu mujj bi muy wane rek ne xeex bi xeex bu ñëpp la daw na yaram boo leen dégloo ku jigéen ak yi ay kàddoom nga xam ne mortalité maternelle c'est un drame social drame social bu amee duñ ko pour xeex ko du waa docteur kese ci samay kàddu boo seetloo bu baax man góor ñi laay wax souvent dañ leen ñi leen ci dugal dañoo jigéen ñi doon bari jigéen ñi alors que y a un rôle fondamental boo xam ne góor ñi ñoo ko war a jouer nous sommes dans un monde boo xam ne on parle toujours de l'autonomie de la femme jigéen amul baat ci kër gi fu muy dem day tàggoo pour mu def faji moom sax day tàggoo bu mënee bu waree dem sax il faut que mu laaj koppar bu ñu ko jox pour mu yóbbu loolu yëpp góor ñi lay jógee donc góor ñi buñ engagé wu ci xeex ah yaakaar naa ne dina jafe lool damay indi rek ci cause gën a fréquent yoo xam ne moom mooy intéressé communauté moo xam ne ñun waa Kër Docteur foofu lañ la ñuy xaar pour ngeen jàppale ñu bu baax a baax ci reportage yi boo xoolee wax naa 2 choses boo xam ne communauté bi la intéressé askan wi surtout wax naa d'abord le retard de prise de décision xayma bu mën a jox par exemple 2017 ci région de Louga bi yëpp en 2017
dafa mel ne nga jël kaar jege njaay duy ko ba mu fees këppal kaar bi jigéen yëpp faam yéen sax du la na donc ñuy ñaan askan bi ñuy ñëw consultation consulté woo également foo war a consulté wu c'est important maa man yi bari nañ torop te lépp la ñuy faj waaw lépp la ñuy faj man moom mun maa faj lépp mosoo gis docteur médecine wax boo ko war laajee ne la mën naa faj lépp ku nekk da ngay am pàcc boo xam ne foofu mooy le spécialité foofu ngay nekk mais man boo nee mën naa faj lépp rek man sama xel day tey ci yow donc ñu def attention bu baax ji nga CPN dafa am solo ci jigéen day tax jour CPN jour communication moom ak sage-femme bi waxtaan la moom ak sage-femme du consultation physique buy sage-femme bi def rek xool sa tension xool sa autorité et cetera déedéet lu ci ëpp solo mooy la communication interpersonnelle la communication buy daw ci ndaw bu ëmb bi ak sage-femme bi te day communication bu fexee ba lalu day indi un climat de confiance à chaque fois dama koy wax sage-femme bi à chaque fois dama koy sage-femme bi. boo suivre une femme pendant 4 CPN à la fin bi femme bi accouché à domicile c'est parce que tu as échoué parce que am na sage-femme boo xam ne buñ la teewee yow boo nekk ci mat sax boo ñëw ci hôpital bi ñoo ngi nekk laaj ana diw wala sax da ngay jël téléphone woo ko moom bu gaaw sax da ñëw gis l'hôpital dafa am solo doo leen ñëw di def seen CPN te lu ci dolli mooy y a beaucoup de programmes yu ñuy déroulé lors des CPN loo xam ne nit ñi xamul am na ay feebar yu bëri yu ñuy prévenir et ça on le fait gratuitement la prévention contre le paludisme on le fait gratuitement durant les CPN la prévention contre le tétanos néonatal on le fait gratuitement durant la grossesse et ci biir consultation yi également dinañ def ce qu'on appelle un bilan de grossesse pour réussir à génne loo xam ne normal lu ci également ñu mën ko corriger balaa loolu ak ci donc CPN dafa am solo bàjjenu gox yi Njaayte mi ngi ci daara ba tey gox mu ne Njaayte mi ngi fi ba tey xam nañ baax lu may wax parce que ñoom jàkk na nañ liggéey ak ñoom ci Njaayte te xam nañ seen taxawaay ci fléau boobu tant que ñoom jàppun ci wala askan wi wala les may janaaj jàppun ci góob ma ne ñun kese leen mën a réussir alors je lance un appel solennel à toutes les autorités les bàjjenu gox les relais tout le monde ñi fi toog ñëpp tey ñëpp fi ñëw tey dafa war a takkandu dimbale ñu jàppale ñu pour ñu mën a te fu ñu xaaree ci yéen mooy bu ngeen génnee fii rek information bi ngeen relayé bu ngeen gisee seen bopp seen mag seen rek mu ëmb te defut ay CPN ñëw ko docteur ngeen waxtaan ak moom indi te di sanitaire daara ou bien di sanitaire boo dem c'est pas parce que amoo xaalis moo tax war a fay déedéet en tout cas au niveau du centre daara xaw ma ndax sax nag tamit mu ngi doon taw leer yaa ngi en tout cas au niveau du centre daara képp fi ñëwit amooy doole pour faju l'assistance sociale le service social def na diagnostic ne kii amul doole warul faj doo fay 0 franc mais nag man loolu man mënuma xam kuy cas social parce que c'est pas ma spécialité seule l'assistance sociale peut le dire parfois nit day ñëw ne ma docteur kii dañ koy jël en charge à hauteur de 50% wala dañ koy jël en charge à hauteur de 100%
mais bu defee prise en charge forcément dañu koy jël donc jëlee ñëw hôpital bi seet hôpital ak lu mën ci doon feebar toog sa kër moo dul yoon nga am comme nga ñàkk moo ci yem nga am comme nga ñàkk moo ci yem parce que boo amul boo nekkee un cas d'urgence boo ñëwee également force dañu koy jël en charge te yàlla mën naa def problème bi nekk boo xam ne ñu doon ko ñàkk donc il faudrait que nit ñi dugal seen loxo bu baax a baax dans les villages monsieur le maire dafa am un aspect important pour lutter contre ça mooy l'organisation des villages il faut que les villages s'organisent. On a essayé à DEAD yi def ay genre caisse d'une manière très ay caisse de solidarité organisé wu de sorte que villageois yi di leen pare à 1h du matin à 5h du matin 4h du matin bu leen problème boobu jeexee ñu mën a réagir. mention spéciale sama bàjjeni gox yi loolu la ñu def parce que nit ku jël ëmb tey 31 décembre ak quoi ñu ngi koy xaar septembre donc on a la latitude vraiment le temps de s'organiser pour bis boobu ñu préparer ko ba du ñu mën a bett mais nag sama culture moom jigéen ñi moom ñoom au lieu ñu préparer loolu ngénte la ñuy préparer ngénte la dañuy préparer ndey ci kii yeeg xaw ma noonu ngay tuddee il faudrait que ñu jël d'abord importance la vie de la femme ba pare bu loolu weesoo bu mucc ak doomam lu ciy xaw doon mais kii rek ngay waajal di ko jëlee ay takkaayu or du nekk ngeen ki nga waajal te xamoo leen sax ndax dina indi bakk yoon bakk na moo leen dégg mais du ngeen préparé loolu donc vraiment 9 mois dafa doy sëkk pour ku nekk préparé wu jour boobu. jërëjëf docteur defe naa ni kaddu yi am na solo trop li mu wax daal sensibilisation la nag kenn ku nekk takk penn lam góor ñi takk géeño yi ñu jàppale jigéen ñi jañ a xoog ñoom ba ca hôpital ya lu ñu leen war a taxawoo ñu taxawoo leen ko kon dee den di jeex waaw docteur. lu ma fàtte rek ñu ngi ñaan képp ku fi toog te yore oto nga ànd ak ñun dañuy déplacé wu dem Sagata buñ sañoon également ñu bëgg a dem ñëpp mën leen yóbbu képp ku fi toog yore oto nga dimbali ñu rek nga toog ànd ak ñun da ci am solo Seydou jërëjëf yàpp bi mais dama bëgg nga toog ànd ak ñun ba Sagata. ok docteur mu mel ni mbokk yi dañuy jublu nag ci li nga xamante ni nii moom la ñu fi war a jox ñi fi ne waaye balay booba ñu jaaraat rek ci remerciement yi ci ni ñu ko waxee bindee ko noonu ñu remercier le ministre de l'intérieur El Hadj Aly Ngouille Ndiaye remercier aussi Youssou Ndour mi nga xamante ni tey fekkee ma ci boole moo ñi ci boole ba ñu am ci honorable député Ndeye Mangane Guissé effet ñoo ñëpp ñu sant leen léegi nag dañuy commencer ci bébé yi nga xam ne nii ci kattanu yàlla dogal na ñoom bi ñuy dikk di yër si àdduna la seen i waajur faatu seen waajur wu jigéen loolu nag di coobale suñu borom ñu tàmbalee ko ci ki nga xam ne moo di bébé Amadou Ndiaye dëkk ca Fass Daara ci kër Alaaji Ndiaye bébé boobu na njëkk a ñëw ñu jox ko li nga xamante kon c'est-à-dire mi ngoog monsieur le maire Moussa Ndiaye moom ma koy jox mais wu gi nag moom jàpp nañu bu dee xale rek ñu ko jox. Struggling a long time, nobody's gonna take my baby, 'cause I know somebody's gotta know. Struggling a long time, nobody's gonna take my baby, 'cause I know somebody's gonna know. Somebody's gonna know. Somebody's gonna know. Somebody's gonna know. Kuila
Berjejendayan es kuilal natsai kuilal sama dom jay ayo be sama dom sama sobe dunda mata joyo mom lay joy dom dundal sa dunde bu ma liggéey feral saay rongo struggling a long time nobody's gonna take my ci cérémonie bébé de l'année chaque année dañuy xool ci district bi xale bu fi njëkk a judd xale bu fi njëkk a judd ñu indi la ay cadeau yu am solo loolu nag suñu député bii moo ko initié tey mooy ñetti at ren nag ñu ci commune Daara la doon yem waaye ren ñu boole ci Sagata ak Thiamène ak Daara yàlla def bébé bu njëkk a judd muy sa doom mooy sa sët bi nekk fi Sagata moo tax waa Daara yëpp déplacé wu ñoo fekk si la indil la looyu am solo yi Ndeye Fatou xëy na dañ lay jox kii rek nga def la remise du lot parce que am na ay yu bëri pour bébé bi am na ay yére pour yaay ji mais également am na benn enveloppe bu ñu koy jox également pour ñu mën a dimbali ko ci kii bi voilà Ndeye Fatou. waaw ñoo ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di julli ci yonent bi di ñaanal suñuy waajur yàlla xaral leen aljana ñen fi fekk ñen fekk ci barke Seydina Mohamed di kontaan rek tey ñëw bii ñu ñëw Sagata parce que li ñuy wax toujours nit ki looy ñaan rek muy lu baax yàlla daf la ciy jàppale parce que li docteur wax bii mooy 3e ñetteelu année bi nga xam ne tey maa ngi organiser bébé de l'année bi ma ko commencé di ko organiser nag boobu yàlla def na tim doon moon député dama nekkoon une sénégalaise de l'extérieur daan dem di ñëw am initié ko pour ñu def bébé de l'année mais ci biir loolu ci li ñu yàlla jàppale ak docteur Mbaye mii ndax li ma wax sànq man bi ma ko initié dama préparé woon rek sama benn valise ndax xale bu njëkk juddu ma jox la ko mais tey forme bi mu am docteur Mbaye moo ko jox kon à tout moment fu ñu waxee rek dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi yàlla yokk ay gratam ba lim séntu ci liggéey bi ci barke Seydina Mohamed yàlla defal ko ko tey nag ñu ñëw fekk si suñu nawle suñu doom suñu xarit suñu rakk suñu lépp di suñu jabar muy la mairesse madame Koumba Diaw la conseillère muy nag une dame bi nga xam ne tey lii jomb ko parce que tey mënoon naa am feneen fu mu dem mais yéene bu mu yéene Sagata ak ba bëgg gu mu bëgg Sagata moo waral tey ma initié ne damay yokk ay commune yàlla def mu tomb ci moom kon madame la mairesse ñu ngi lay ñaanal ñun tim lii nga xam ne indi nañ ko fi tey yàlla nay muur ki nga xam ne moom lañ ko indil yow tim muy sa muur ñu di la ñaanal yow tim lii nga xam ne tey ñoo ngi ko organisé di ko def incha allah comme ni ma ko waxee rek c'est pour le département ñu yaatal ko ñun ñëpp ñu lëkkaloo man daal lii mooy sama objectif te loolu laa bëgg ñu xam ne affaire bi Ndeye Fatou moomu ko pour ñëpp la bu déwénee yow ak sa morom ñun ñëpp mën nañu lëkkaloo pour le département feneen fu mu am ñu xam ne commune bi fa la am ñun ñëpp ñu ànd fa dem yóbbu ko lii daal laa bëgg ñu doxal ko ci biir département bi ràññale wu ma faasale wu ma ñëpp laa ci boole ñun ñëpp ñoo ko bokk affaire bi daal dootu affaire Ndeye Fatou affaire ñëpp la je vous tends la main yéen ñëpp bàyyiwuma kenn lii daal laa bëgg ñu ànd ko di ko def yow nag ñoo ngi lay ñaanal sa bébé bii yàlla nay doon sa mun a sa wërsëg yàlla fi yàlla bàyyi ba liñ ci bëgg lépp yàlla defal na ko duñu bàyyi nag ci à tout moment bu ñu waxee am ñoo xam ne mënuñu leen a remercier di remercier nag tout le département bàyyiwuñu kenn di remercier tout le département bàyyiwuñu kenn mais nag ki nga xam ne mooy madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme man dama koy remercier une fois de plus parce que daaw ba ren bébé de l'année bi am na fu muy àgg moom bokk na ci ki nga xam ne mooy ministre Aly Ngouille Ndiaye bébé de l'année bi am na foo xam ne àgg na fa daaw ba ren bokk na ci ren ñu am keneen suñu beneen ministre boo xam ne dafa ñëw bokk ci muy le ministre Moustapha Diop bu jógee Louga bokk ci suñu région xam ne tey moo ëmb région bi ñun ñëpp ñoo ko bokk mais bu loolu weesoo tey bu ma gërëmee ñëpp am na koo xam ne dama koy bëral ngërëm mooy ki nga xam ne mooy le ministre conseiller du président de la république muy sama président muy Youssou Ndour du fekke ma ci boole lii lépp tey moo ko waral tey parce que tey bu télé bi ñëwee fii ñu xalaat ne tey suba war naa mën a génn télé wala gannaaw suba war naa gën a télé kon loolu dañ ciy remercier sama président boobu di ko ñaanal moom tim yàlla def ko
ci li mu bëgg ci liggéeyam yàlla defal ko ci ndam ñuy sant ñëpp nag di gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn yéen ñi nga xam ne yéen ëmb santé fii ci département bi ñoo ngi leen di ñaanal parce que dégg nañ li ngeen wax lépp te danañ ko porter incha allah en tant que député yóbbu ko à l'Assemblée nationale feneen fu ñu ko mën a yóbbu tamit danañ ko fa yóbbu danañ ci dem ba li ñu ci yàlla jox ñu xam ne li leen ci yàlla jox bu soobee rat di gërëm waa presse bi di gërëm comité bi nga xam ne tey ñoo doon piloté affaire bii di gërëm ñëpp daal bàyyiwuñu kenn tous les départements di gërëmaan nag sama doom bi nga xam ne tey fii daf fi dëkk muy Seydou Ndiaye di ko gërëm di ko sant parce que ku jàpp ci bébé de l'année bi la ki nga xam ne tey mooy le ministre Moussa Ndiaye moom tamit dañ koy sant di ko gërëm di ko remercier ndax tey lii nga xam ne dañ koy solal da ko bëgg tey ki nga xam ne mooy wasin wi sol ko moom moo ñu ko jox ne nañ ko jox wasin wi pour mu sol ko mooy commune Thiamène ki nga xam ne mooy maire bi kon tey képp koo xam ne rek participer nga ci bébé de l'année parce que mënuñoo lim ñëpp mais ku ci ne gis naa la sa taxawaay gis naa li nga ñëwee pour la réussite totale du bébé de l'année kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp bàyyiwuñu kenn nag ku ñu tudd ak ku ñu tuddul ngeen xam ne xel moo day noonu lu ci dëng ngeen xam ne bëggeewuma ko woon noonu mais tey bu ma sax ñun ñëpp dégg seen tur mais nag nit mënut a limandoo ñëpp à la fois mais daal maa ngi remercier ñëpp wa salaam. donc sama doom sama soppe dunda mate jooyu moom lay jooy doom dunda waaw lii yére pour yaay ji la maire bu Thiamène moom moo ko joxe ci participation ci bébé de l'année ak yii yëpp cadeau yi yëpp moom moo ko moom ak doomam waaw xanaa nga wax ci sa impression rek après ñu def na lu baax ngeen ne maire Thiamène moo ko joxe def na lu baax yal na yàlla fay ko waaw ndax doom ji ba muy juddu ñun yaakaaru woon sax lii waaye nag ku nekk ak saasam waaye bi ñu gërëmee nag ba pare dañuy gërëm Kumba Jaw mi ndax Kumba Jaw dafa nekk ak ñun ci sagata di ko baax a baax a baax a baax a baax ndax lii lépp nag yàlla ak yéen waaye moom itam nag ci la waaw maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm tey ñaan yàlla doom ji yal na fi jëneen doom juddu ji yal na am ay doom yi ñu koy defal ci barke Sidina Muhammad waaw sallallahu taala wa sallam yéen ñëpp nag jërë ngeen ci fi ngi gërëm ñoom Bintu Kan ñoom nag ak mboolem ko fi daje ak madame Seck mi tubaarkàlla sonn na wulit ko sonn la ñu leen gërëm di gërëm it sama doom gi nan nga tudd sax Ndey Faatu Gise dangaa xamul sax waaye yow xale bi sa mbokk la waaw ndax yow kii sa tumakat géey la comme gisee nga sant ci biir nga bokk waaw kon na xam nga ne yow mbokk nga yow yàllaa la ci boole fekkee boole wala ci yàllaa la ci boole yal na yàlla fay la doom bi sa doom la jigéen la yal na ko yàlla màggal te guddal fanam te yéen ñi fi toog yàlla buñ leen ci nett la rek kenn ku ci nekk yal na nga toog ba ñëw ñu di ko war a muy sëy ci barki Seydina Muhammad jërëjëf nag merci bye bye bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi dañuy santaat suñuy waajur bu baax a baax a baax di sant nag li nga xam ne tey moo waral lii tey muy honorable député di Ndeye Fatou Guissé di ko delloo njukkal di ko wax ne ko xalaat bi mu amoon ba di ko def ba tey ndombo tànk député fekk ko fi def naa ne ba mu koy xalaat nekkutoon député bu yàlla fekk la ko lii bala may wax dara damay remercier le district de Daara docteur Mbaye jiite ko ak mu nekk ki nga xam ne doom la ci ñun ba pare nag yàlla moom xol rek lay fay dañuy wax yàlla na ko yàlla fay xolam ak équipe am bi mu ànd ak di la seedeel ci ñi nga xam ne ñoom nga bàyyi fii ci poste santé Sagata Jolof muy xale yu nga xam ne wax dëgg yàlla dara jombu leen fekk leen fii ndax nag xale yu nga xam ne dañuy déglu te dañuy laaj xalaat te tim dañu xam ne santé compétence transférée la ba nga xam ne lépp lu nga xam ne ñu ngi koy def dañ ci bàyyi boobu xel bu baax maire man nag en tant que maire de la commune de Sagata ci laay waxee damay remercier bu baax encore Ndeye Fatou Guissé ak équipe bu mu ànd ak ñëpp ak waa daara fi ñëw teew tey ñëpp gis nañ seen taxawaay gis nañ tim ni ngeen doxalee di wax Ndeye Fatou en tout cas naw la nga seq ak en tant que maire naw la nga seq ak te gis nañ fi nga taxaw te nag suñu mag nga te ñun nag département bi dañu ñor Jolof dañu ñor Sagata daf ñu ñor te lépp bu nga xam ne lu fa waaye di def lu ne boo jéggee sa tànk soo mooy danga ci fa fekk te fas nañoo yéen a ànd ak yow nag ci lépp boor boo xam ne bii day développé département de Linguère surtout commune Sagata bi tey nga innové dugal ko ci bébé de l'année bi kon yaakaar naa ne ñun nga ko defal ñoo ngi sant bu baax di leen gërëm en tout cas di wax tim ne lii tey yàlla mu dal suñu kaw xëy na nag kii mu dal yàlla dafa ñëwee beneen boor ndax ku nga xam ne danga ñàkk sa borom kër papay xale bi tey jii tey dafa génn àdduna xale bi dafa nekk 2 mois de veuvage fat tey jii doom juddu far yàlla tombale ko lii may dalal xelu yaayam ak maamam ma leen wax ne leen nag
yàlla rek mooy kenn yàlla rek mooy joxe mooy xañe xañ na mi ko xañ bàyyi di ma boobu wutal ko lii dina ko wutal leneen te incha allah rabbi fas nañ ci yéen a jàpp ak nu ñu ci mën a daan ci jàpp incha allah rabbi ci suñu boor ak suñu mënin ba nga xam ne vraiment yàlla dina ci jàpp ak dina def loxoom jërëjëf ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm jigéen la doom bu jigéen la ñoo ngi tim lancé appel ñëpp ki nga xam ne tey jii tey wax dëgg yàlla bonne volonté nga dimbale ko ndax tey jii kii xale bi tey bàyyo la amul papa kon nag na ci ñëpp jàpp ba nga yaayam mii tey di wax tim nattu yàlla daka dal ndax tim presque bu yàggul la wàccee bàyyoo bu nga xam ne doomam bu jigéen moo ko amoon da génn àdduna kon nag yàlla ma mooy teg dañ koy dal na nangu dogalu yàlla te nangu na ko foofu laa ko gën a nawee nangu na dogalu yàlla kon en tout cas ñoo ngi lay jaajëfal di la encouragé di la wax tim fi nga teg sa xol ak fi nga teg sa bi noonu la yàlla jàppale ndey faatu ko si daal ñu ngi lay remercier baax a baax jërëjëf. man maay docteur Mbaye man maay jiite hôpital bi waaw tey dañ fi ñëw ànd ak député yi bu nekk ci département bu Linguère nekk député Anya Meng honorable député Fatou Guissé ànd ak également sa maire bi kii moom xam nga ko la haute conseillère muy maire Sagata waaw ci bébé de l'année bi ñun loon fi ay cadeau comme nu ñu koy defee chaque année mooy cadeau yi valise la pour xale bi ak ay yére am ay couche am na également benn yére xam naa pour yooyu la pour compliqué pour seen xew-xew yooyu la boo ñu def seen xew-xew yooyu yére boobu moo gën di. waaw merci beaucoup man li ma ciy wax du bari dañuy santaal yàlla rek julli ci yonent bi di sant di ñaanal suñuy wàjjur yàlla xare leen aljanna ñeen fa fekk ñeneen fekk ci barke Seydina Mohamed. tey nag am mbégte mu rëy bi mooy lan ku ne xam na ne tey lii mooy sama 3e édition mooy organiser bébé de l'année kon tey bu ma ñëwee vraiment sama doom ñëw indi ndimbalam kon man du ma def lu dul kontaan parce que tey yàlla def tim ñu fekk fi koo xam ne tey mooy madame Koumba Diaw madame la mairesse une dame de fer la ma wax sànq bi ma wootee moo fa jiitu man sax moo ma jiitu ca place ba kon loolu war na ma ne kanam moom Jolof ñor na ko li ñuy def ñor na ko développement ñor na ko kon merci beaucoup madame la mairesse li ñuy wax nag nit loo mébér rek yàlla dala ciy jàppale parce que bi yàlla dogalee tey ma ne dama koy élargir au niveau départemental yàlla def tey ma ñëw ne damay dugal commune Thiamène Pass damay dugal commune Sagata yéene la yàlla di àggale ak xol moo waral tey madame la mairesse am ci ñaari bébé kon madame la mairesse ñi ngi ñaanal sa bébé yi nga xam ne dañoo juddu yàlla bàyyi leen fi ba lii nga nekk tey ñu dem ba di la ci remplacer ci barke Seydina Mohamed di remercier waat nag sama doom parce que tey li ma wax rek tey man ku ñëw rek man ngay jàppale kon maa ngi gërëm waa daara ñëpp di sant ñëpp di gërëm tout le département di ñaan nag nii ma ko defee ci ñaari communes yi incha allah bu déwénee ñu gën koo yaatal ba mu gën a yaatu ci barke Seydina Mohamed ñuy ñaan wér ak fekkee tal di ñaanal ñëpp nag bàyyiwuñu kenn docteur une fois de plus da ngay wax naa gàttal wax bi mais mënumaa di la ñàkk remercier parce que tey nee naa lii bu demee ba àgg fii c'est grâce à docteur Mbaye parce que tey man bi ma koy njëkk a commencé boobu duma député duma dara yàlla dogal tim développement rek ñor ma nekk une sénégalaise de l'extérieur dem di tukki di ñëw di indi ay bagages ba am ci mébét moom forme bii tey docteur Mbaye moo ko jox danga naa gàttal mais loolu il faut ma di ko leeral parce que tey bu ma demee ba agsi fii ci bébé de l'année yow ci nga bokk yaa ma jàppale ngay sama partenaire ma am yeneen partenaire nag yoo xam ne dama leen di tudd docteur parce que ku mel ne tey sama doom Seydou Ndiaye fu mu wax dama koy tudd le ministre Aly Ngouille Ndiaye ku ma jàppale la ci sama bébé de l'année bi parce que daaw ba ren vraiment li may jox rek man loolu rek mën na bébé de l'année le ministre de la femme di ma jàppale kon képp koo xam ne yaa ngi ciy jàpp rek le ministre Moustapha Diop bi nga xam ne Louga la dëkk tam xam ne région bi ñoo ko bokk mu dugal ci loxom kon man du ma def lu di sant population bi yëpp di gërëm région bi yëpp di gërëm national bi yëpp bàyyiwuma première dame bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que mënu ma lim ñëpp ma limee danaa juum mais xam naa ne waa daara yëpp bokk na jàpp nañ ci bébé de l'année bi ki nga xam ne tim honorable Mengalaam nekku fi mais waxtu ma jógee ne damay organiser bébé de l'année dawal na otoom indi na ay cadeau ñëw na ànd ak man woo na ma sànq dama dafa am fu ma nekk lu tax ñëw ma mais yónnee na kon bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal tim bébé yu judd yàlla bàyyi leen fi ñu ànd wér ak fekk ak tal ban dund ba ñoom tim li ñu di ko def ci barke Seydina Mohamed.
ah man kay bari naa ci kaay rek. wati ñu bàyyi rek waa daara ñu dem waaw waaw kon jërëjëf ñoo ngi sant waa daara bu baax ñoo ngi nag am mbégte lool tey mbégte bi ñu am mooy li nga xam ne tey dañ ko innové tey ba commune Sagata bokk ci ak commune Thiamène ba nga xam ne tey jii tey gis nañ suñu bopp may wax nag bala may wax kenn damay remercier Ndeye Fatou Guissé mi nga xam ne tey moo amoon xalaat bi tey di ko def depuis 3 ans yàlla def na tey li ñuy wax nag garab ci kaw lay fekkante te nag ku def lu baax rek yàlla dala ci jàppale ba keneen ku bëgg lu baax dana taxaw def lu baax tey bu ñu jógee tey ñëw toog dem sa ginnaaw jàppale la dangaa def lu baax rek boo newoon ci yeneen tànkit kenn du la ci fekk en tout cas ba nga amee yéene bu baax rek pour def ko ñun tam am na yéene boo xam ne bii ànd cee yow jàppale la di remercier bu baax nag l'honorable Anie Mbengue di suñu sët di wax ne nii la ay nit ñun dañu bokk département bi bokk Jolof bokk lépp kon dama yaakaar ne te lépp luy baaxal Jolof wala lépp luy demal développe Jolof ñun ñëpp ku ñu xool la war nañu coo gis na ni ñu defee tey ci bébé de l'année bi nañ ko fas yéenaa defee ci leneen ak leneen ba nga xam ne tey ji tey yaakaaru population bi te duñu décevoir kenn en tout cas sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di wax ne ñu ngi beral cant nag docteur Mbaye ak sage-femme yi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci terrain bi vraiment di jànkonteeg lépp di gis lépp te nag di leen ñaanal yàlla seen liggéey bi yàlla def ci barke di wax tim ki nga xam ne tey moo nekkaat fii di bébé la na bi ci daara ngeen am ko Sagata mu bokkaat sama commune dafa mel ni man mbir bi maa ko moom maa ngi remercier ñëpp daal di leen baalu àq wax daal di remercier tim le maire de Daara ki nga xam ne moo ko fi représenté di Cuba Ndiaye wax dëgg yàlla ne leen seen taxawaay rafet na trop bu baax yàlla ñu yàlla jàppale yàlla ñu yàlla lafal cat nii la rek bu ñu bëggee Jolof jëm ca kanam nañu booloo ànd démbale Jolof ca kanam. sama doom sama soppe dunda ma te jooyo moom lay jooy doom dundal sa dundee bu ma liggéey feral saay rongo struggling a long time nobody's gonna take my baby 'cause I know